li gën a fës ci xibaaru suba si bokk na ca nag docteur Babacar Diop mi maire ba Foutou ne nag dafa nar a yóbbu ci yoon ay bis bi ñu dëgmal administration pénitentiaire ba mu génnee ca Rebeuss mat na léegi ay fan docteur Babacar Diop ne nag foofe nag garde yi dañ ko wulli yu métti ay jafe-jafe ñu daal di koy rek nimmeeku ci campagne njaayum gerte gi ca Ziguinchor liggéeykat ya nekk ca Sonacos daal di takkay brassard yu xonk ngir rek daal di ñaawlu wujje gi nga xamante ni dox na seen digg ñoom ak kon chinois yi nekk nag wujje bu tegut ci yoon nee nañu nag ku moyul campagne njaayum gerte gi dana rek daal di saf sàpp ci ñoom ci weneen waxtu ca Diourbel itamit ña fay liggéey ca Sonacos ñoo daal di amal ab toogub ñaxtu xibaar gu neex ci bàjjenu gox yi léegi nag danañu jot kon koppar weer gu nekk ndaxte nag ba léegi dañ doon liggéey te duñu fayeeku ñu koy duppee kon bénévolat président de la république moo daal di xamle li ni mel daal di jox kon ay instruction jur gi ñu dénk wàllum pàcc mi ci wàllu woowu tàggat yaram Malal Junior Diagne lay doon li yéen kay xëy tey Mouhamed Alimou Ba Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi dina Basidou Ba di leen dalal ak jàmm ci studio Eva Mbaye docteur Babacar Diop dafa nar kon yóbbu ci yoon administration pénitentiaire loolee nag ay bés bi ñu dëgmal moom mi nekkoon kon ci kaso bu Rebeuss ma ngay rek daal di wóyal di fësal ni dañ ko fa daal di dóor yu métti bañ ko fa daal di tëjee nag moom weddina bu baax a baax kaddu yi nga xamante ne administration pénitentiaire daal nañ ko ci rek yikiti moom nag nee na combat bi daf ko fas yéene kon daal di wóyal ngir ñu daal di wàññi njëgub courant bi Omar Diegane Niang Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je referais la même chose avec la même conduite. ak xol bu fees le docteur Babacar Diop janook taskatu xibaar yi ci teewaayum société civile bi moom jëwriñu force démocratique sénégalaise di sàkku yoon gannaaw agression yi mu dékku woon ci nekkam ci kaso gi. Le vendredi 20 décembre vers 10 heures am na ay témoins Malick Biaye bi ma garde yi saaga ma ni ko man duma ku ñuy saaga mu jël loxoom jëm si man ma ni ko boo dóoree duutoo dóorati yow mu génn ma ne da ngay wax dañuy nangamtaan sa ndey ñu agressé ma. kilifay kaso gi nag weddi nañ bépp xeetu gaañ bu bàyyeekoo ci ñoom jëm ci ex prisonnier bile muy ay kàddu yu professeur Babacar Diop jàppee waxu kasaw. administration pénitentiaire nee na loolu amul ñoom dañu wax ni ba ñu ko yëgee yóbbu nañ ma infirmerie ko yóbbu infirmerie xanaa dara da koo dal booba ba léegi vendredi waxuñu ci. ñi xaar ba tey di ci wax bi mbir mi amee ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite prison bi woo nañ ma ni ma fexeel ba bu ko jàngalekat yi yëg bu ko avocat yi yëg ndax ñun ñoo bokk réew mi def nañ tout pour dalal mbir mi kon ñoom li ñu wax dara du ci dëgg. docteur Babacar Diop di yeesalaat taxawaayam ci xeexum yokkum teewum njëgum courant gi. tey la ñu gën a feddali suñu bokk ci front ñoo lànk tey la ñu gën a feddali suñu bokk ci xeex yi nga xamante ni ñu ngi koy xeex ngir libérer askan wi. mu jeexalee di xamle ni génnum kaso yeneen naataangoom ya fa des lu ko yitteel la. Umu Diegane ñoo lànk ñoo bañ ñoom daan nañu dox ñaxtu démb ca Louga ñoom nag ba léegi ñi ngay ñaawlu kon yokkute njëgub courant bi daal di itamit bëgg ñu bàyyi ku ci mel ni Guy Marius Sagna ak ñi nga xamante ñoom la àndal Abraham Paul Pouya. ñu génnoon ci doxu ñaxtu bi bëriwuñu woon waaye plateforme ñoo lànk ñoo bañ nag doxee nañu jóge gaar bu Louga dem ba ci mairie bi ñoom nag lu ñuy ñaawlu mooy yokk gi nga xam ne am na jamono ji ci njëgu courant bile te tamit ñuy wax ñu bàyyi Guy Marius Sagna mi nga xam ne mu ngi prison ñu am Pastef lool ci li ñuy def ñi nga xam ne nag ñoo ngi doon dox dañoo takkoon ay morceau yu xonk yëkkati ay pancarte yi nga xam ne bind nañ ci seen message te ñoom nag lu ñu bëgg mooy na lépp leer ci ni nga xam ne ñoo ngi ko yor Senelec jamono ji suñu état ñoom tàmm ñoo wax dëgg nit ñi dañ leen di lëndëmal di leen jaay gën a muus di insulte suñu intelligence naa fi sànq facture bu commencé 84 000 te kooku borom nee na daraan fay 50 000. ci joxu ñaxtu bi tamit plateforme ñoo lànk ñoo bañ nag ñoom woo nañu nguur gi ñu mën a jël seen responsabilité ba mu mat sëkk ngir ñu mën a indi ay saafara ci ni nga xam ne njëgu courant bi yokku na te yenn factures yi metti lool ci askan wile. soo xoolee si état financier yi Senelec lu mat 14 milliards lu mel ne ay gouvernance ay maires yi ay préfecture ñu ngi ko yore waa Senelec ñoom duñ dem wax ñooñu mais ñun si ñun la koy au nom de quoi parce que nous sommes faibles
mais ñun ñëpp suñu àndee nekk benn xeex jug boobaa yaakaar naa ni lii nii Macky Sall dana si dellu ginnaaw. ñoo lànk ñoo bañ section Louga nag ñoom jamono ji lu ñu bëgg mooy aljuma ju ne ñu wàcc ci mbedd njàmbur gile ngir xeex te ñu bàyyi Guy Marius Sagna mi nga xam ne mu ngi prison te tamit nguur gi mën a wàññi courant bi nga xam ne jamono ji yokku nañ ko mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga RFM. ba léegi ci mbirum ñaxtu yi jàpp leen ne liggéeykatu Sonacos SA ya nekk ca Diourbel ñoom itamit dañoo daal di mer ba futu ci campagne yaayum gerte gi na muy rek daal di doxee ñu ngi sàkku nag ci nguurub Sénégal mu daal di delloowaat taxe bi nga xamante ni dañ ko doon teg ci di 40 francs ci kilogramme gu nekk ci gerte gi ñu yóbbu bi ci réew la ko daal di waral mooy dañoo jàpp ne ci jamono ji nag la ñu war a collecté ci wàllum gerte ku moyul dana néew loolu Diourbel Babacar Diouf. lu jiin njaag nguur gi rek ay njaag loolu waa liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk Sonacos ñoom ñoo ko xamle ñoom nee nañ nguur gi rek moo yàq marché gerte gi nga xamante ni moom moo leen dundal ci Mbaye Ndiaye mooy wax ci turu liggéeykat yi. exportation bi dañ bàyyi ñuy exporter ñu dem jënd ci fu leen neex ba pare taxe bi ñu ci doon teg sax muy doon ñoom lu ñu contribuer ñu teggi ko loolu moo tax ñoom 40 francs yooyu ñu leen teggil par kilo yi ñu dindi ñoom moom la ñuy tegal ca biti ñële su ko defee ñun dootu ñu mën a jot gerte gi ñun 210 yi ñuy jaayee ñoom taxe bi ñu leen teggil mooy 40 francs moom lañ ciy teg muy 250 ñun ñu toog loolu nag moom mënul sot ñoom dañu war a fay taxe encore que taxe boobu buñ koy fay day fekk ñu bay lu doy ci réew mi bu ñu bayee lu doy su ko defee industrie am gerte mun a dox ñi exporté ku nekk gis boppam ci affaire mais affaire bi état wóoru ko seetaan. ñi nga xam ne jotoon nañ leen a recruter bi te campagne bi tàmbali boo mooy tuut ñoom ñëpp la ñuy dàq. liggéey boobu ñuy laaj seen gouvernement lañ koy laaj parce que dañu nekk ci usine boo xam ne matière première lay dunde mooy gerte bu amul gerte du liggéey te bu liggéeyul ñi ci waroon liggéey dañ leen di dàq tout simplement parce que ku ñu arrêté sa contrat mooy dàq nañ la ndax day leen jëlaat déwén yàlla moom moo xam. loolu nag duñ ko nangu benn yoon lépp luy xeex danañ ci dem ak ñoom. loolu moo tax ñun mënuñu comprendre moo tax ñuy alerter bu ñu alerter nag dinañu dégg bu ñu déggee ñu xaar fekk quelques jours parce que dañu ñun réaction la ñuy xaar bu positive te dañ kaa bëgg a am il faut ñu am gerte il faut ñu liggéey il faut jeunes yi liggéey loolu mooy wax. gerte liggéey. ba campagne bi door rek léegi Sonacos amagul téeméeri tonu gerte ci angaar Diourbel RFM Babacar Diouf. ca Ziguinchor itamit foofee Sonacos ba daan yëngu liggéeykat yi nag la ñuy ñaawlu mooy chinois yi la ñu jël rek accaparé li nga xamante ni moom mooy njaayum gerte gi ñu jàpp ne ab bu jël bu tegu ci yoon ñu déglu kenn ci liggéeykat yi di Sikou Tomba ci micro Lamine Ba. donc balaa ñu toog ba ñu dax nit ñi ci biti ñun dinañu teel a yuuxu pour wax gouvernement bi te li ñu nekk di doxal ñu neexuñu parce que ñun bu ñu seetlee bu ñu defee analyse bu ndaw Macky Sall weer yële passé joxoon na ay instructions en conseil des ministres pour nag ministres yi jublu ci affaire Sonacos ñun ñëpp gëmoon nañ ko parce que moom moo tax ñu jël Sonacos def ko national donc foofu war nañ ko mën a gërëm mais situation bu ñu gis nii kooku jëmul kër loolu moo tax golo du béy baabun bi jël baabun bi mooy chinois yi ñu ngi ñuy yóbbu àllaaxira te ñun kenn duñu rey fekk ñu ngi dund dañuy reyante ba mu jeex tàkk ak ñoom état bi nag moo yore levier exportation bi fu mu ne nii dafa doy sëkk ils n'ont qu'à maintenant arrêter les exportations pour ñun ñu mun a am gerte usines yi liggéey loolu mooy solution sinon ñi nga gis fii dañuy dem au chômage complet kenn benn gerte ñëw fi li fi ne mooy gerte caaf te boobu bu daaw la du bu ren loolu moo fi ne ba gerte bu ñëwee pour campagne boobu neew fi présentement pour aller au plus pressé ils n'ont qu'à arrêter les exportations ñu mun a bay usines yi parce que di Sonacos rek y a des industries ñi nga xam ne arachide ci la ñuy yëngatu ay ñoom coppee ñoom waaw ay gerte la ñuy liggéey donc on a qu'à bloquer les exportations parce que doyal na ñoom dañuy jël jusqu'au dernier grain mais baaxul et yeneen ñi nag comment ils vont faire la filière te lu ñu xamul sax gars yi yu baax yi la ñuy jël yu bani kenn jëlu ko loolu moo tax mais à ce rythme là fu ñu jëm ni mais ñoon dinañ ñuy toog ba léegi ci mbirum gerte gi jàppale ne fukki camion ak juróom yu fees dell ak gerte le service de commerce intérieur bu Diourbel daal di teg loxo oto yooyu nag dañ doon dem kon ci marché yu Touba yoruñu wut ay këyit kon yu rek daal di war rawatina nag ko doon dawal amul li nga xamante ni moom mooy registre de commerce Amadou Touba ñaan lañ ciy déglu moom mooy chef service commerce bu Diourbel la ñu déglu ko ci jokkoom ak Marima Diop. xam ngeen ni gerte ci wàllu boppam dafa libre mooy décret 1943 moo ko libéralisé complètement ndax tënk yi amoon ci décret 87 240 loola lii moo ko dindi décret 88 943 donc liberté dafa am exportation aussi le décret 2015 moo andi libéralisation bi complètement mu def nag kenn ku ci ne si ñooñu nga xam ne dafay dem ci àll bi
bëgg gerte ngir jaayaat ko commerçant la kon mel na ni ab commerçant am na loo xam ne dañ koy teg ci ndoddam muy inscription au registre de commerce et du crédit immobilier il faut que mu comporté wu comme un commerçant bokk na ci li ñuy jàppee ñooñu ñenn ñi ñoo xam ne amuñu registre de commerce beneen bi mooy bu fekkente ne nekkuloo ci circuit officiel bi nga xam ne dañ ciy laaj lettre de voiture circuit officiel mooy ñi nga xam ne dañoo amoon habitude di yóbbu usine te booba subvention état daf fi nekk. 8h jot na ba teg fukki simili. ak RFM kumpa jeex na. daal di xeex ba Dakar daal di set wecc loolu nag moom mooy mbébétu maire bu Ndakaaru mi nga xamante ni léegi la mu rek daal di bëgg di mbébétam mooy képp ku nga xamante ni yaa ngi takkal capital bi ñu daal lay teg ay daan dem ba ci tëj la ci kaso bi bu ñu dikkoo nag ci Soham El Wardini nee na nag ñaax nañu askan wi ba sonn waaye dafa mel ni dafa am ñoo xamante ni dañoo jóg rek ngir daal di saltel capital bi yooyu kàddu nag mu ko daal di yëkkati démb ci ngoon gannaaw ba ñu doon lancé projet ba ñu duppee Dakar ville propre lu toll nag ci juróomi téeméeri millions ci francs CFA la ñu fas yéene kon daal di génnee ci gafa gi ci atum 2020 ngir seetal suñu capital Fama Ndione. lépp leer suñu bëggee Ndakaaru nekk ab dëkk bu set faaw ñu tege ay daan dàqul sax ñu tëj kaso ñi nga xamante ne ñooy tilimal Soham El Wardini mooy maire bu Ndakaaru. la sanction maintenant je crois. yaakaar naa ne dañu war a tàmbalee sanctionner nit ñi ndax sensibilisation bi jëriñul dara dañu war a sax jël leen làq leen jant bi. lu ko mooy rek tilimal mbedd mi dafay daal di wéy. Dakar ville propre di ab projet boo xamante ni ay acteurs culturels ñoo ko tàmbali woon mujj gi municipalité bi ñoo gunge leen ñoom ñooñu nag cetum Dakaru ñu jël def ko seen moomeel ci Tuyoro du secrétaire général plan d'action acteurs culturels yu ville bu Dakar. coono ak naqar ak métti ci àddina bu métti ci wàllu tilim ak ñàkk a set ci dëkk bi ci Sénégal ci Dakaru. ñu bëgg ko dindi xas xëj gu rëy gi jéem a dindi loolu ndax mooy suñu wareef loolu ñu gën a poussé pour ñu mën a liggéey ci loolu. setal jëmbët reverdir aménager Dakar Soham El Wardini nee na da koo def priorité ci mandaam bile looloo waral nag mu ne juróomi téeméer ci ay millions daañu ko génne ci atum 2020 ngir setal Dakar. jaajëf Fama Ndione lu toll nag ci kon téeméer ak juróom fukk ak ñaari nit ñoo daal di faatu ci atum 2019 ca Tambacounda feebaru kon sibiru si moo leen rek daal di faat kon feebar bi ba léegi nag ma ngay daal di gën di xuus ci plan national bi loolu moo tax nag ñi nga xamante ñoom ñooy waa Sénégal waa Mali waa Guinée Conakry daal di nag lëkkaloo ngir daal di amal xeex bi lu jëm nag ci wàllum yëngu-yëngal ba léegi ñi nga xamante ñoom ñooy cadre unitaire des syndicats de la santé ñoom nag ñoo bëgg amal ab banque loxo grève nag la ñu nam amal jëw ñu dénk wàllum paj mi ak action sociale ne nag moom d'accordul ci li nga xamante ni moom mooy bëgg tax ñoom ñu dem grève ndaxte ne ministre bi nee na munoo rek daal di xëy joxe courrier bi tontuwuñu ko rek nga bëgg daal di dem ci grève incha allah danañu topp xibaar googile bàjjenu gox yi léegi nag daanaka am nañu xibaar gu neex ndaxte léegi nag dañ leen fas yéene kon daal di compal as tuut weer gu nekk ngir daal leen motiver gën leen a jox kon ñu farlu kon ci liggéey bi njiitu réew mi moo ko daal di xamle Macky Sall doon na sax jox na sax kon ay instruction jëwriñ ñu dénk wàllum santé ngir mu daal di xool li ni mel mi ngi ko daal di xamle nag démb gannaaw ab forum national bu ñu jagleloon soxna yi Abdoulaye Diop. ku liggéey di nga jëriñu la ñuy faral di wax njiitu réew mi Macky Sall jël ndogal daal di dàmp bépp bàjjanu gox Macky Sall. C'est pourquoi je demande au ministre de la santé. sàkku naa ci jëwriñ gu ñu dénk wàllu wér-gi-yaram mu gën leen dooleel ci am-am waaye itam gën a yokk seeni taxawaay ci loolee ñu jàngat yoon bi ñuy jaar pour mën leen a ndàmp ci nu mu gën a gaawee. On donne les conclusions de l'étude en vue de la motivation. bile dogal ñoom ñi le daal di koy rafetlu Fatou Badiane présidente régionale bàjjenu gox bu diwaan bu Thiès. kontaan ci rek ndax ñun dañ doon liggéey sans motivation suñ ñu joxee motivation dañ ciy gën a kontaan di ñaan yàlla tam te loolu muy motivation boo xam ne day pérenniser wu waaw bu pérenniser wu
depuis 1983 maa ngi nekk ci liggéey communautaire mais lii président wax te maa ngi koy door a dégg kon dañ ciy kontaan di ñaan nag loo xam ne mu pérenniser. ngir gën a ñoŋal seen nekkin lu ëpp juróom-ñetti junni bàjjenu gox dinañ leen dugal ci mutuelle de santé yi. Je décide de renforcer. jël naa ndogal gën a dooleel lii di programme bàjjenu gox yi moo tax jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ak action sociale ak gi ñu dénk wàllu développement ñoom yabal naa leen ci at bii di ñëw ñu dugal lu ëpp juróom-ñetti junni ci ay bàjjenu gox ci mutuelle de santé yi. forum national bàjjenu gox yi daal di dajale fukk ak ñeenti diwaan yi féetee fii ci Sénégal ñoom ñee sàkku ngir ñu gën leen a gunge waaye tamit yokk seen moyen. Abdoulaye Diop gërëm nañ la bu baax a baax APS di agence de presse sénégalaise léegi SNAPS la rek daal di tudd gannaaw nag ba ñu nangoo loi bi nga xamante ni moom mooy rek daal di may sañ-sañ ñu daal di taxawal société nationale boobile jur ñu dénk wàllum aada ak cosaan ak wàllum jokkoo gi ne nag ma ngay xaarandi ay coppite yu am solo rawatina nag ci mbirum koppar gi secrétaire général bu SYNPICS nag di rafetlu bu baax a baax réforme bi. ne nag parlementaires yi dañoo daal di wote ab loi bi nga xamante ni day sàkku ci organe boobile mu daal di demal la boppam Omar Mbow fekke na plénière boobile. bésu ñaari fukki ak juróom-ñaar weeru décembre 2019 kenn dootu ko fàtteeti fii ci Sénégal agence bu presse sénégalaise moo soppaleku tudd SNAPS moo ne de tur bi rek mooy soppaleku di xamle Abdoulaye Diop jëwriñ bu ñu dénk aada ak cosaan ak communication. def ko société nationale pour jëm ko jox ay accompagne ko ay moyens pour que mu mun a nekk ci département yëpp léegi dina gën a am autonomie bu gën a am solo parce que agence lay jóg mën na jaar société nationale bon un peu plus de moyens lay yore par rapport ak mu meloon ak plus d'autonomie pour que mu mun a def face ak activité buy activité liggéey. député bi di Mamadou Diop Decroix ak ñu bëri ci naataangoom di laaj bile entreprise ngir mu demal boppam bañ a def ni RTS maanaam bañ a wéy ci waawu état bi. RTS ubbeeku dafa tëju boo fi ñëwee te dëkkoo fi toog lu yàgg te xooloo beneen télé bu dul RTS da ngay defee ne Sénégal ñëpp bokk benn xalaat te loolu baaxul sax ci Sénégal. secrétaire général bu SYNPICS di dalal bu baax SNAPS Bamba Kassé. li am tey dañ koy rafetlu di gërëm le chef de l'État ñi nga xamante ni ñoom ñoo adopté d'abord le projet de loi en conseil des ministres au mois de septembre bi passé ba pare jox ko jébal ko assemblée pour assemblée voter loi bi nga xamante ni mooy rey APS bu njëkk bu fa newoon mais mooy dundal APS bu bees. député yëpp wote nañ bile dogal ngir soppi APS buy am juróom benn fukki atum ren ji. daal di jox nag reetaan gu neex lu toll kon ci juróom-ñeent fukki gone foofee ca Parcelles Assainies association Vision Sociale Sénégal mi nga xamante ni suñu consoeur bi di Yaxam Thiam bu RTS moo ko jiite dañoo bëgg daal di fësal kon baax yi nga xamante ni war nañ ko jagleel gone yi donc tey jii ci samedi ji nag dañoo fas yéene dem jox gone yooyu le ay kon yére jox leen ay foyukaay ak yeneen i kon yeneen i mbir yi nga xamante ni mën nañ ko rek daal di jëfandikoo loole nag ci teewaayu ki nga xamante ni moom la ñu ndayeele association bi di Aïda Coulibaly Ndour ndaje bi nag kon jàpp nañ ko ci orphelinat di Parcelles Assainies ci loolu nag dañuy déglu Yaxam Thiam ñu déglu ko kon ci micro Jo Maroon. tout tànk yi dañu ciy jiitu moo taxit action bi nga xamante ne bi dañ ko fas yéene def dañu ciy ànd ak orphelinat bu Parcelles Assainies mu nekk orphelinat bu nga xamante ne bi soxna Awa Sadio moom moo ko yore. ànd ci nag ak 90 xale. waaw lu tax ñu tànn xale yi nga xamante ne bi dañ leen di wax démunis mooy dafa nekk ay xale yi nga xamante ne bi déjà bu ñu waxee orphelinat rek mooy koo xamante ne bi gisul papa gisul yaay. ñooñu yaakaar naa ne kuy di nit rek sa yaram war na daw ba nga xamante ne bi war nañ leen gestu moo tax ñu ne ñi nga xamante ne bi ñi ngi seen i kër de dañuy am ay cadeau nag ci Noël bi ñu ne ñun nag nañu jug ñun tamit ñooñu le nekk seen ay pap nekk seen ay yaay ñëw jox leen ay cadeau ànd ak suñu marraine madame Aïda Coulibaly Ndour waaye ànd nag ak suñu ay partenaires it pour ñëw bëggal xale yooyu fii ci Parcelles Assainies. xibaaru tàggat yaram gannaaw ba 8h jotee ba teg fukki simili ak juróom-ñeent ñu ànd ceeg Malal Junior Diagne.
jàngeen jëf ñu door ak wàllub championnat national bu Sénégal bi ak ñeenteel bi journée bi nga xam ne nag dinañu ko door ci bésub tey gi ne ca programme ba ñetti match dañu namakoon tëgg ba ca jiitu ca Déni Biram Ndaw lay xewee foofa ne Génération Foot moo fa dalal AS Douane Génération Foot nag faxasal woon ci jongante bële war a kon relancé wu ba tax ñu sampal laaj bi suñu natango bi ne ci journal L'Observateur di Ousmane Diop ci naka la gisee googu la jongante. Génération Foot défaite bi mu am bi match bi weesu dafa bettu ñu bëri parce que c'est sa première défaite surtout à domicile depuis bu yàgg ba léegi donc day nekk match boo xamante ne GF dañ koy xaar pour xool est-ce que dina mën ñëwaat après cette défaite bi mu am contre Ñaari Tali donc tamit day nekk face à une équipe de l'AS Douane boo xamante ne depuis quelques années quand même gis nañ dafa am benn constance bu muy indi championnat bi donc l'AS Douane qui a été champion en 2015 day match boo xamante ne entre ñaari équipe yoo xamante ne mën nañ jàpp ne GF mooy favori bi parce que day football à domicile waaw Génération Foot à domicile dafa nekk équipe boo xamante ne bu redoutable la même bu nekkee nekk Ñaari Tali gagné na leen bii weesu mais nekk na équipe boo xamante ne bu naqaree football la à domicile à Déni Biram Ndaw donc am nañu équipe yoo xam ne ay xale lañ mais AS Douane dafa nekk équipe boo xamante ne tamit mu ngi am 7 points nekk 3e tolloog même nombre de points ak Dakar Sacré-Cœur ak Teungueth donc mën nañ jàpp ne aussi match boo xamante ne la match bu am solo lay nekk ci 4e journée championnat bi Ligue 1 Sénégal. dañuy desandi ba léegi ak Ousmane Diop daal di waxtaanee léegi nag jongante bi dox diggante Teungueth FC ak Dakar Sacré-Cœur ñaari équipe yi ñoo tolloo ay poñ benn bit képp moo leen tàqale Ousmane. waaw match bu am solo la entre ñaari équipe yoo xamante ne ñoom ñoo tolloo nombre de points depuis début championnat bi après 3 journées Dakar Sacré-Cœur mooy leader am 7 points plus 5 Teungueth FC am 7 points plus 4 donc Dakar Sacré-Cœur moo nekk leader mais seulement avec un but de plus que Teungueth FC donc ñoom ñaar day nekk jongante boo xamante ne ku ci gagné rek yaay raw sa morom waaw Teungueth FC muy équipe boo xamante ne aussi première journée bi dafa dem gagné Ziguinchor donc loolu c'est pas facile surtout bu ñu xamee ne que Casa Sport aussi équipe bi mu yor ren nu doon équipe bu baax ñu jàpp rek match bu am importance de ci 4e journée championnat bi dina tax ñoom ñaar équipe yi ku nekk yaa ngi am 7 points mais dina tax ñoom ñaar ku nekk mën a gën a jouer ce niveau par rapport ak début saison bi. waaye itam Ousmane ci samedi tey bi dana am jongante bu nar a neex dox diggante Pikine ak Ñaari Tali ñaari équipe yooya xam nañ leen ci seen am ginnaaw ak mën bés. waaw Pikine seen championnat baax na trop parce que boo xoolee Ñambur mën na leen fi par 2 buts d'écart ñu remonté ko gagné ko 3 buts muy première journée bi deuxième journée bi Pikine gagné Jaraaf nekkoon match bu neex bu metti donc c'était le match au sommet donc Pikine tamit amaat beneen match ak Mbour Petite Côte donc boo xoolee Pikine mu ngi jël 4e avec le même nombre de points que Dakar Sacré-Cœur Teungueth ak AS Douane donc mais Ñaari Tali aussi dafa nekk équipe boo xamante ne montée en puissance parce que ñu ngi am 4 points nekk seulement à 3 longueurs de l'AS Pikine donc ñoom ñaar aussi mën nañ jàpp ne bu Pikine gagné day maintenir son avance de 3 points sur Ñaari Tali mais Ñaari Tali bu gagné day dab Pikine donc ñoom ñaar kenn du bëgg a perte match boobu te entre Ñaari Tali ak Pikine dafa mës a nekk match boo xamante ne derby la le derby Dakar waa donc ñoom ñaar am benn rivalité boo xamante ne par entre deux équipes les plus populaires du championnat mën nañ jàpp ne match boobu aussi dina bokk match yi nga xamante ne moom lañu gën a xaar ci. jaajëf Ousmane nu jàpp itam ci programme bi Jaraaf bu Ndakaaru war na laale dimanche ak waa Casa Sport loola di jongante bu ñëpp yi xaar kon ci classement bi Dakar Sacré-Cœur Teungueth FC Douane ak équipe bu Pikine bi ñoom ñoo nekk ca kaw topp ca ñoom Jambar Casa Sport Génération Foot ak Ñaari Tali ca suuf nag ña nga cay fekk équipe bi di Stade de Mbour ak bu US Gorée. laata nuy waxtaanee wàllu boxe nu jàpp itam ci tournoi amateur bi nu jagleel coupe bu Ousmane Tanor Dieng ni Oslo moo ca daan Asfa benn si dara Jeanne d'Arc moo daan Agel ñaari bal si benn Olympique bu Ngor moo daan Walidane Seri Pelanti ñetti bal si ñeent US Rail ak Sali AC dañoo forfait Étoile Lusitana ak équipe bi di Africa Promo Foot. nu jeexal ak wàllu boxe Ndakaaru kon dinañu amal ab tournoi boo xam ni des ko jagleel qualification jëm ci Jeux olympiques yi war a xewee ca Tokyo ci atum 2020 gi noonu nag lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay boxeur la ñu caa xaar comité ga war a amal moomu leen ndaje fii ci Ndakaaru jot na jàkkaarloo taskatu xabaar yi Mamadou Oumar Ba moo ñu fa teewaloon. tournoi bi dafa war a dajale lu ëpp 350 boxeurs ci boxeurs yooyu la ñuy xamee ñan ñooy teewal Afrique ca Tokyo ci at bi ñu jëm Ibrahima Wade coordonnateur comité bi. ñu ciy xaar nag lu tolloog 350 ba 400 boxeurs te mu ngi dépendre nag ci pays africains yi dëkk yi nañuy inscrire waaye daal xam nañ ni lu mu néew ñetti téeméeri ak juróom fukki athlètes danañ fi wala lu ko ëpp danañ fi daje. 54 pays africains yëpp
normalement ñu ngi leen di xaar waaye xam nañu bi ñu xayma toll na ci 35 comité olympique yoo xam ne wóor na la ni dinañ yónnee ay athlètes. comité d'organisation bi ñu taxawal ko aljuma ji mbir yi war a door weer wi di ñëw Ibrahima Wade jàpp ni diir bi dafa gàtt. février léegi mu yegg si waaye nag li ñuy wax ci tubaab défilé bu am solo ndax comme ñu ngi jëm ci organiser Jeux olympiques de la jeunesse ci 2022 mën nañu li test la maanaam benn événement xew-xew la boo xam ni dañ koy jiital pour xool suñu capacité évaluer te gëm naa ni après bi dina am yeneen ak yeneen. tournoi qualificatif yi le 20 février la war a door le 29 ñu xam ci wàllu boxe ñan ñooy teewal Afrique ca Tokyo juillet 2020. jaajëf loola kon mooy li gënoon a fës ci xabaar yi jërë ngeen jëf ci déglu bi nu yendu jàmm.